am solo. macha allah. xam nga dañuy delluwaat rek ci éducation. delluwaat ci système éducatif. xam nga système éducatif dari arme bu puissante. ni ko Nelson Mandela waxee woon rek. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. dëgg la. waaye it appareil idéologique bu doy waar la. muy éducation. li tax maanaam tey vision bi nga am ak it ni nga bëgg a tabaxe sa nit. ni nga bëgg a tabaxe sa njaboot tabaxe ko sa askan. ci éducation rek nga koy mën a jaarale. damay faral di citer toujours parce que il faut nga laal la racine du mal. li Lord Macaulay waxoon ci parlement britannique. parce que colonisateurs yi bi ñuy laata ñëw ngir coloniser ñu. dañ fi am ñu fi yabal. ñu saytu réew mi ñëw nekk ak ñun indil ñu ay cadeau jaxasoo ak ñun ngir xam suñu mentalité ngir xam suñuy dundin. ba mu delloo Angleterre mu ne leen yéen a ngi bëgg a dominer coloniser peuple boo xam ni xamuñu sàcc. xamuñu yalwaan gisuma fa kuy yalwaan. xamuñu samba boy xamuñu banditisme. principe ak valeurs yi nekk ci ñoom duñu neex a coloniser. kon nag bu fekkee dañ leen bëgg a noot. nañu fexe ba yàq seen jikko. ni ñu yàqee seen jikko mooy nañ leen yóbbul un système éducatif. mooy njàngale mi fi nekk. ci système éducatif boobu nag ci la ñu fexe ba bu ñu gëmati seen bopp. bu ñu gëmatulee seen bopp rek dem ba jàpp ne ñoom ils sont inférieurs aux blancs. bu boobaa dinañ leen mën a noot. ci la ñu dugale un système éducatif gëmloo ñu seen bopp weddiloo ñu suñu bopp ba suñu ndaw bi mu wootee ci ñun dañ koo weddi parce que gis nga c'est-à-dire que Seydina Limaamu dafa woote ci jamono ju metti colonisation baa ngi fi esclavage baa ngi fi te colonisation bi muy ñëw mu ñëw ak ay pexeem te Seydina Limaamu di cëru der bu ñuul ñu dem ba moom may wurusu ngalam ñu koy jëndeek loo xam ne sax du përëm ku langoo ñaari yol loo deeti rootaan dangaa war a sangu te naan say bañ di ñeetaan xoolal cër bu toll ne Limaamul Mahdi ci àdduna yàlla wàcce ko fan fii ci Afrique fii ci Sénégal en 2002 damay dem benn mission Arabie Saoudite ànd ak mi ngi dund yàlla na yàlla guddal fanam sama benn professeur bu baax ñu koy wax Demba Seck mu ne ma nag yow foo dem rek yóbbu fa sax laayeen mais naar yi gëmuñu yooyu de ma ne ko maa ngi lay giñal ne fa mu gën a officiel laa leen di wax ne Limaamul Mahdi yu feeñ na Sénégal fa mu gën a officiel fa autorité yi taxaw mu ne ma ne ko lu mu gàtt-gàtt dinaa leen ne Limaamul Mahdi mi jamono doon xaar feeñ na Sénégal mu ne ma déet baas bul indi incident diplomatique ma ne ko wallaahi dinaa ko wax dinaa ñëw ba Makka ci Kaaba gi te duma leen wax ni kañ àddunay xaar feeñ na ma ne ko loolu sañu ma ko kooku sama conscience du ma ko may waaye fexe naa ba ci suma discours ma ne leen tey ñun ñëw nañ fu tedd fu ñu fonk suñuy maam dañu daan dox ngir ñëw fi ñii dañu daan faatu ñii ba laal ñu daan ñëw dañuy miraas seen bopp ngir cër bu rëy bii leen yàlla jox muy kaaba gi ak cër bu rëy bii leen yàlla jox muy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi feeñ ci yéen waaye nag yàlla mu ne ma ne leen rabbun aadilun buur bu maandu la xel seet naa ku ci nekk mu jox la nga moom ñun nag yàlla ñun la jox Limaamul Mahdi wallaahi ñëpp ne eskay yàlla ñun la cërale Limaamul Mahdi yu feeñ na ci Yoff feeñ na ci Dakar feeñ na ci Sénégal kon tey ñun der bu ñuul dañoo war a am fierté xam ne Limaamul Mahdi yu feeñ na te Seydina Limaamul Mahdi yu ba mu ñëwee ba tey nag ubbeeguñu sax wala si mu ñu indil ay bagage su bàyyi lay ba tey càmbaraguñ ko da ngay xool ne tey dem nañu ba ñun ñi ngi weddi suñu bopp tey am na ay tubaab yoo xamante ne nii dañoo juddu di tubaab màgg di tubaab te Seydina Limaamu Laay leen gënal seen bopp gënal leen seen ndey gënal leen seeni baay
tey am na ay naar yoo xam ni te lu ma la jox dama la jox mën a jox firnde mën la ci jox tur mën la ubbil jox téléphone am mën la ko paas mën la nga wax ak moom ku ci nekk tey jokkoo na ak yow ay naar yu weex tàll yoo xam ne tey Seydina Limaamu Laayil Mahdi moo leen gënal seen bopp Baay Laay mi feeñ ci Yoff gënal leen seen ndey gënal leen seen baay waaw kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal cër boobu feeñ ci ñun nag kon gis nga loolu ma ko lay waxoon dafa def effet boo xam ne dafa am sax jeexital ci weddi gi nit ñi weddi Seydina Limaamu ndax gëm nañ ne cër bu mel nii yàlla mënu leen ko jox ndax mérité wuñ ko kon da ngay gëm sa bopp am fierté ci sa bopp doo ko mën a gëm Seydina Limaamu maa ngi ba tey di ñëw ci leg bi parce que système éducatif il faut nga xam fondement yi xam naka ngay mën a xam les bases xam cëslaa yi xam ba fa nga yegg ba xam sa vision ba xam valeurs yi nga xam ne ñoom nga bëgg a inculquer ci doomu aadama bi muy ci nit xam nga nit ki nga mi Assane wax léegi ne l'homme doit être au centre de tout. système éducatif pyramide la. bu ko defee may joxe exemple concret yu ma dund. yàlla dafa dogal université Arizona bu États-Unis ka fa nekk yor département islamique dirasatul islamia bi muy laata ñëw Sénégal en 2012 ñu invité ko fi mu war fi def waxtaan sur le soufisme et la paix bi mu waree rencontrer la communauté layène ñu boole maak moom ñuy def ay échange waaye bu mu ñëwee dane man bi may laata ñëw laa dugal officiellement les sermons de Seydina Limamou à la faculté d'études islamiques bu université de Arizona ndax mosuma gis document bu gën a riche les sermons de Seydina Limamou. Macha Allah. kon moom laay wax ni ba tey walis bi ñu bàyyi lay indil dajjaguñ ko c'est-à-dire il faut que ñu xam ne li gën yàlla jox nañu ko ki gën yàlla jox nañu ko il faut que ñu xam ko alors bu ñu demee ba tey ci les universités les plus grandes universités américaines Thomas Douglas thèse am doctorat am ci Seydina Limamou la ko def mais université dina nangu koo xam ne ay waxam teguwul li mu indi américains xam nga ñoom ils sont pragmatiques bu ñu demee ba approuvé thèse am ba mu mën ci jàll poste professeur d'université ci thèse u Seydina Limamou tey ku bëggoon jël sa thèse ne yaa ngi koy def cinéma te dafa fekk ne yow ki ngay def thèse am ci moom mu indi loo xamante ni am na fu mu mën a jëlee àdduna am na fu mu mën a yóbbu àdduna parce que américains yi ñoom ci loolu la ñuy dox même bu dul seen intérêt sax mais dinañ xam ne lii kat mën na leen amal njariñ waa kon ñun tey jot nañu gëm suñu bopp ñun kon tey jot nañu xam suñu cër moo tax gis nga leg boobu dafay tàmbalee ci ñu càmbar le système éducatif bi fi nekk ñu revoir ko révisiter ko xam ne tey tubaab bi ñu ko élaboreel daf ci defoon plan am pour lan pour mën ñu dominer ñu tàmbale ci jàngale sunu mag yu baax yi très important am ku toll ne Seydina Limaamul Mahdi te amul fenn fu ñu koy jàngalee ci Sénégal sermon mi mu indi amul fenn fu ñu koy jàngalee ndax Seydina Limaamu boo jàngee xutbaam jàng Bushul Muhibbin dundam li ko Tafsir Matar wax nee na jàng nañ téere yu jiitu yi yëpp mais gisuñu jëmm ju mel nii gisuñu ko fi def lu mel ni fi Seydina Limamou def jikko yu mu fi indi société Seydina Limamou xam nga même il faut revoir maanaam le concept de développement. Effectivement. Ça c'est à revoir parce que développement dëgg-dëgg mooy nit ki dund dal dund sérénité am jàmm looluy développement mais développement du rek des biens matériaux. l'indice de développement humain bi ñu wax léegi. voilà te Seydina Limamou loolu la indi. c'est-à-dire ki gëm Baay Laay dafay am plénitude. tubaab yi gëm Baay Laay dañuy dem ba dañuy wax ne ñun xamuñu woon ne mbég mi am na ci àdduna. c'est-à-dire le fait de croire en Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ndekete lu neexe nii am na ci àdduna ndeke ku toll nii te ñi koy wax duñu ay jaahil ñu jàngale ñu man nee naa Pierre Masson jël na werdu Seydina Limamou yaa 4 ans man nee naa dox naa ba sonn échangé naa ku nekk mais gisuguma ku ko gën a xam diine islam te Seydina Limamou moo ko gënal ndeyam Seydina Limamou moo ko gënal baay. Macha Allah. kon nag nanu fexe ba revoir le système éducatif yar ci xale yi xamal leen
njàngale yi nga xam ni moom la fi sunu mag ñu tedd ñi indi loolu mooy tax te it ñu am ci li ñu bëgg ci ñoom c'est-à-dire que ka ngay tàggat ka ngay tabax da ngay am foo koy tàmbaleek moom am it foo jëm ak moom am vision ci moom un système éducatif dafa war am vision ginnaaw ba nga amee vision mais nga am ay valeur yooyu nga xam ne nag ci ngay tàggat ndaw li di ko ci tàggat di ko ci tàggat ba bu ëllëgee nga mën a am ci moom ku am taxawaay ci boppam mën a jëriñ boppam mën a jëriñ askanam mën a jëriñ réewam xoolal mag ñi ñu fi jotu dundandool ma joxe ci exemple yu ndaw rek ñu am taxawaay ñu jëriñ seen askan ñu jëriñ seen réew ñoo xam ni waxuma la Seydina Limaamu mais ay produit wu école Seydina Limaamu la yoo xamante ne ni ñoom tey si tey dañ leen waroon di jàngale ki njëkk bu dee ci wàllu diine islam ki njëkk am licence chariatul islamia Mouhamadou Sakhir Gaye la xoolal li mu tàggat ci ay doomu aadama xoolal madrasatu yëmbal école am bii li mu formé ci ay nit xoolal ay nitam ay ndongoom ni ñu nitee mu jëlaat professeur Assane Sylla ci wàllu njàngum tubaab mais amul ku ko fi raw macha allah moo xam philosophie la moo xam ci wàllu science la li mu fi inventé amul sénégalais bu ko inventé te mag ñooñu Seydina Issa leen yar kon ñu xam ne tey si tey nañu jël am nañu ay modèle yoo xam ne bu ñu xoolee ci ñoom dinañu mën a tàggat suñuy ndaw ba bu ëllëgee dinañu far rongoñu diine macha allah dinañu far rongoñu diine dinañu mën a tàggat suñuy ndaw ñoo xamante ni bu ëllëgee fa réew mi bëgg a yegg ak fa ñu war a yeggali réew mi ndax même développement économique bàyyi laay ba mu naan ñaari tooy yi laa gis mais kooku mi ngi ñuy pousse ci lan ci l'agriculture sur la pêche te xam nañ ni réew mënoo développé wu te sa base nekkul agriculture c'est-à-dire autosuffisance alimentaire réglé woo ko tey ñu ngi ñuy jël di ñu dévier ci yoo xamante ne ni war nañu fexe tàggat ndaw yi am audace su refondre le système éducatif teg ko sur les bases des enseignements de Seydina Limamou Laye El Mahdi la ma waxoon ci njëlbeen al amrul azam bàyyi laay ko waxal boppam jaa al amrul azam baat boobu foofu ñu firil ko nit ñi c'est l'événement majeur mooy dikkuk Limaamul Mahdi yu ci jamono ki yàlla yónni nag mu bàyyi laay moo ko waxal boppam maa leen kawe ca kaw maa leen sut ca kaw kon loolu ki yàlla dogal mu kawe la ci lépp kooku da nga war a topp ci ginnaaw kii la indil nag li nga xamante ne nii mooy valeur yi gën a kawe mais loolu kooku da nga ko war a gëm waaw bu ñu demee tey nag ba tubaab yi gëm ko tubaab yi nga xam ni alors feneen la ci yeneen société xam société occidentale dund ko màgg ci dem ba découvrir Seydina Limamou mu xam ne lii mooy les solutions des problèmes de la fin des temps kon nag ñu nit dañ ko war a xam intégrer ko ci suñuy système jàngal ko ndaw yi def ko ci ñoom tàggat leen ko yar leen ci tàggat leen ko yar leen si nekk na la nga xamante ni kàddu yu am solo la bàyyeekoo si al professeur ki nga xamante moom di al oustaz Babacar Mbaye Bass te loolu yaakaar naa ne ñi ñuy topp itam sëñ Hassan dinañ si ànd ak ñun parce que dëkk kenn mënu ko defar te jiitaloo xam-xam ala kulli xaal waaye ban xeetu xam-xam ba nga xamante ni sa ay ndaw soxla nañ ko sa ay ndaw yittewoo nañ ko waaye itam xam-xam ba nga xamante ni day tabax nit ki d'abord